aleykum salaam Haj Babacar ñu ngi lay ziar ñëpp ñu ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm mbokk yi sàkku ñaan ci yéen xibaar yeeg génnuk àddina président au conseil collectivité territoriale Ousmane Tanor Dieng ci xibaar nag dëkkuwaayam bu mujj ca Nguéniène lay doon ginnaaw li nga xamante ni mooy waajal ak néew bi levée du corps tey ci ngoon ca Paris moom secrétaire général parti socialiste démb la fa wuy ji sunu borom ginnaaw jàngoro ju ko tëraloon. wàllu xibaar dina ci bokkit wàllu yoon ak ëtt bi gën a kawe ci réew mi war a addu tey jëmee ci mbiri Khalifa Ababacar Sall ci wàllu xabaar dare gi ay avocat mi sàkku niilal jëm ci daan bi nu ko teg juróomi ati kaso ñuy xaar kon ñoom ñu addu ca ci mbiri boobu daan ñeel que moom Khalifa Sall leneen ci wàllu yoon bi ci mbiri Sidi Mohamed Bouhaleb mooy alkaati bi nu teg loxo ci mbirik boomuk étudiant Bassirou Faye moom it di jaar ci kanamu chambre criminelle cour d'appel am Ndakaaru fàttali ne ci première instance bu mujj bu njëkk ba daanab ñaar fukki at moo tegu ci ndoddam xibaar yi dina ci bokk sport gi Abdou Diouf junior culture ana rocha yéeni kaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye ci technique bi Abdoulaye Diop. xibaar yi bokk na ci ndorteel ak examen BFM ci Sénégal tey jii la ci mbooloom diwaani sunum réew candidat yi nag seen ab lim ren ñu ngi daal di toll ci téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeenti junni yu tegal ñaar fukk ci ay candidat limab jigéen ña nag moo daal di ëppas lëf ndax ñoom ñu nga ca téeméer ak juróom-benni junni yu tegal juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett jamono yu seen i càmmiñ ñoom juróom-ñett fukk ak ñaari junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar am na yokkute ren it ci wàllu centre examen yi juróom-ñetti centre yeneen ñëw dolliku ci yëwoon daaw. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. président Ousmane Tanor Dieng ëllëg la ñu koy jébal boromam ca Nguéniène ga mu daal di fekk baax ca département bu Mbour moom maire gox ba ñu fàttali ni démb nag ca Paris la wuy ji sunu borom moom président au conseil collectivité territoriale li nga xamante ne nag mooy génnuk àddina gi aw tiis ci réew mi yëpp bànqaas bu ca ne dale ci njiitu réew mi PIT ak yeneen ci parti ñoom PIT sax génne ca bataaxal ci ndem si yàlla si nekkoon secrétaire général parti socialiste Jean-Paul Ndour. Nguéniène noppeegul di jooy meeram bi di Ousmane Tanor Dieng njiitu HCCT au conseil des collectivités territoriales làkku na ca France gannaaw yaram bu sutante ci ab bataaxal njiitu réew mi Macky Sall moom xamle na ne du demati foofule ca Caire ca Égypte ajuma bi fukki fan ak juróom-ñeent weeru sulet ngir teewee finalu CAN 2019 bi diggante Sénégal ak Algérie waaye nee na dina fa yebal benn délégation ngir ñu nekk ci wetu gaynde yi ci benn communiqué buñ jot bureau parti socialiste xamle na ne dina am benn téere boo xamante ne dinañ ko tijji ngir nit ñi mën a ñëw jaale si suba àllarba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juillet atum 2019 bu 10 heures ci suba jotee ci hall maison du parti socialiste Léopold Sédar Senghor ci niñ liggéeyeek président Ousmane Tanor Dieng ci diir bu yàgg waa PIT ñoom nee nañ Ousmane Tanor Dieng mi làkku amoon na xam-xam bu yaatu nekkoon nit ku teey ku dal ku siwliise ak koo xamante ne foo ko fekkoon da doon sekk jàmm ak ñépp lépp rek ngir mën a njëriñ dëkkam loolee mën nañ ko lire ci benn communiqué boo xamante ne waa secrétariat comité central bu PIT parti de l'indépendance et du travail yónnee nañ ñu ko ay jegeñaaleem ay xaritam ak ay kilifa politique ak tamit ay kilifa diine seede nañ nit koo xamante ne dafa jëloon dundam yépp jagleel ko réewum Sénégal ak àdduna wërngal këpp Ousmane Tanor Dieng secrétaire général du parti socialiste won na ginnaaw njaboot bi mu bokkal deret ak tamit njaboot politikam diwaanu Nguéniène a ngi xaar néewu ki gën a mag ci doomam mi fu mu toll nii ngir rekk delloo ko njukkal ci anam yu mucc ayib. jërëjëf Jean-Paul Ndour moom Ousmane Tanor Dieng nekkoon secrétaire général parti socialiste nekkoon président au conseil collectivité territoriale démb la xibaar bi jibe ci nelawam ñeel ka ca diwaanuk Paris porte parole bu parti socialiste nag Abdoulaye Wilane ci yooyu jamono mu ngi woon ci mission ci Kigali ca Rwanda dogal na lu ni mel dog na ko ngir ñibbisi ci waxtu yi nu dëgmal Sénégal Abdoulaye Wilane ñu teewlu ko ci jokkoom foofee ci Kigali ak Jean-Paul Ndour. Afrique ak adduna bi fu ñu ko xamoon la. daan ko seet si daan taataan si xalaatam ak jàngatam ak ay tegtalam dégg daan ko jëfee ñun socialiste yi dañu dal mosu ñoo dal lu yéeme la lu bett la lu métti la waaye yàlla moom jeexul dañul kon lam ñu daan digg rek daan na wax ne bu nit génne àdduna day dégg ñu naan yàlla na leen yàlla may xolu muñ moom mu ne moom Ousmane Tanor Dieng li muy xelal nit ñi mooy yàlla nañu yàlla may xolu nangu
ñi nangu dogalu borom bi te bu boobaa duñu ci jaaxle. Ousmane Tanor Dieng nekk na koo xam ne nii wax dëgg yàlla fii ba ëllëg boo ci doon wax da ngay cof rek waaye ñi mu bokkalul parti ak ñi nga xam ne nii bokkul ak ñoom réew xam nañ ko xam bu wér boo xam ne nii di des ci àdduna dees koy jàngale dees koy xamle. ndax damay wax ne socialiste bu ñu pertul seen am li leen war a lëkkale mooy solidarité mooy seen cordon ombilical. xew-xew bii bi mu amee lu mel ni la daloon saaba yi bi rasulullah génne àdduna xaw na maa dal waaye ci saa si njàngale mag ñi ak seen yar ak melokaanam moom ak jikkoom delloosi ma ci sama sago. maa ngi jaale askanu Sénégal yëpp ay kilifaam muy kilifa diine Sénégal yëpp du ma lim waaye kilifa yi yëpp xalif généraux yeeg sëriñ daara yeeg ñëpp njiitu réew mi ak ñi mu séqaloon parti bi socialiste ak ñi mu bokkaloon jamono ñi ay njiitu parti te ñoom ñëpp kenn ku ne mu ëmbaloon ko yiw nga ëmbal ko yiw. maa ngi leen koy jaale di massawu ñëpp di ñaan yàlla na ko yàlla att ci njéggal ak yërmande yàlla tabal ko barzak rasulullahi dugal ko àjjana te yàlla teg loxoom ci njaboot gi yàlla teg loxoom ci Sénégal ak lépp lu mu daan yëngatu yàlla na ci yàlla def barke yéeneem yegg sotti coleet. Abdoulaye Wilane maire bu Kaffrine wëllëre Ousmane Tanor Dieng njiital HCCT mi wuy ji sunu borom démb ca Tugal fàttali ni levée du corps bi tey ji ci ngoon lay doon foofu ca Paris. Ousmane Tanor Dieng seede yëpp di benn ci li nga xamante ni mooy dal gëwoon yiw gi mbaax gi waaye it haut fonctionnaire bi mu nekkoon grand commis de l'État ñu ñaan sunu borom subhaanahu wa taala xare ko aljanna. RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom-ñaar yi. RFM rajo askan wi. wàllu yoon ak lu ñeel maire bu Ndakaaru ba fi woon Khalifa Ababacar Sall tey jii nag ay avocat am danoo daal di jokkoo ak ëtt bi gën a kawe ci réew mi Cour suprême ngir lu jëm ci wàllu daan tegu ci kawam condamnation juróomi at yi la ñu daal di gis ne daal du lu jaadu waral càkkutéef gi ngir ak niilal Hadj Ndate Diop. mu di chance bu mujj bu Khalifa Ababacar Sall ci coowal caisse d'avance bu boobu mairie nga xam ni moom la ñu koy toppee tey jii kon ci la chambre criminelle bu cour suprême di yër rabat d'arrêt bi nga xam ni moom Khalifa Sall dugaloon na ko ngir ñu saytuwaat daan ganu ko daan ñu fàttali ni ci ñetti fan ci weeru janvier gële weesu haute cour de justice dafa débouté woon maanaam gàntal pourvoi en cassation bi nga xam ni mairub Ndakaaru ba woon defoon na ko ngir ñu yëraat daan ganu ko daan ñu fàttali ni cour suprême dafa dëggaloon rek daan googu nga xam ni ci première instance daanoon nañ ko kii di Khalifa Ababacar Sall juróomi ati kaso yoo xam ne nii daf ko war a tëdd ñu fàttali ni daan googu sax cour d'appel timit daf ko dëggaloon maire bu Ndakaaru bi nga xam ni ci jamono ji mi ngi ci kaso bu Rëbës daal di gisoon ni loolu daal nekkul loo xam ne nii lu war la moo taxit comme ni ko yoon daal di mayee mu jébbaloon ab kalaame di ab rabat d'arrêt ñi di waa cour suprême ngir ñu joyanti càkkuteef ka di joyanti ab erreur boo xam ne nii dañ ko gàll ci loosu lii di cour suprême rabat d'arrêt boobu nag Khalifa Ababacar Sall lam ca bëgg moom moo di ñu gàntal daan gi nga xam ni moom lañ ko daan ci loolu nag ëttu àtte bi mën na ci am ñaari taxawaay maanaam kase lii di décision boobu yóbbuwaat mbir mi ca cour d'appel bu ñu yeesal wala sax mu sàkku ñu jugé waat mbir mi ci fàttali ay bis yi ñu génn rek cour suprême daal dinay gàntal ab artu boo xam ne nii Khalifa Ababacar Sall dugaloon na ko artu boobu lam ci doon bëgg rek moom mooy fexe ñu naax saayal décret bi nga xam ni moom moo ko jëlee ci bopp mairie bu Ndakaaru. ci wàllu yoon ba tey Hadj Ndate ak Sidi Mohamed bu Halep moom nag mooy takk der bi nga xamante ni dañu ko teg loxo ci buumuk étudiant Bassirou Faye fukki fan ak ñeent ci weeru août 2014 la woon moom takk der bi ngeen baal ma dina jaar ci kanamu chambre criminelle bu cour d'appel Ndakaaru tey jile ngir kon ak yéeraat ñeel atte bi ci sumb bu njëkk ba nag ñaar fukki ati kaso moo teg woon ci kawam Amadou Sabax Ba. étudiant bii di Bassirou Faye ñu faatoon ko ci atum 2014 yoon mi ngi ci àdduwaat gannaaw bañ ko tëjee lu tolloog ñaar fukki at yu mu sañta bañ policier bii di Sidi Mohamed Bougaleb dinañ ko jugé ci mardi bii ñu jëm ci chambre criminelle bu cour d'appel bu Ndakaaru ñi nga xam ne ñoom ñoo koy layal dañoo waxoon ñu dàq bi la àtte ci weerum avril bii ñu génn ndax dañoo bëgg rek ñëpp ñi ci tudd rek ñu comparaître ci kanamu tribunal bi avocat yi nga xam ne ñooy layal bi les policier dañoo jàppoon ne dossier bi matagul woon ngir ñu mën a amal boobule àtte ndax dañoo jàpp ne rek ñi ci waroon témoin ñëpp ñëwuñu
ñu ngir dëgg gi mën a leer ndax boo seetee juróom fukki témoins yi nga xam ne ñoom la ñu waxoon fukk ak ñaar rek la parquet général bi cité ci fukk ak ñaar yooyu sax ñaar rek ñoo ci tontu ci li nga xam ne mooy convocation bu juridiction bi nga xam ne moo yor bi les dossiers mooy Tombong Wali ak Saliou Ndaw ñi ci des ñëpp kenn déggagu leen loolee waral ay avocat am bëgg ñëpp témoigner ku ci mel ni Ousmane Sagna Awa Fall ak commissaire bii di Ndiaga Diop ci fàttali mbir mi ngi xewoon ci atum 2014 ginnaaw ba ay jàmmaarloo dox ci diggante takku der yi ak ñi nga xam ne ñooy étudiants yi ci campus université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ci noonee la ndongo bii di Bassirou Faye ñàkk bakkanam. jërëjëf Amadou Sabax police moom teg na loxoog ndaw goo xamante dafa def lu yéeme ca Kaffrine ci wàllu xibaar Aliou Sy lay wuyoo ndaw loolee toll ci fanweer ak ñetti at dafa daal di rey yaay ja ak i mool yu mu ko dóor ñu ne wëlbatiku ci rakk ju jigéen wala mag ju jigéen ji dóori mool mu amit ay damm-damm yu bari laata loolu taaloon na bagaas yi kër ga yëpp ak i diplôme yi boppam ndaw loole di Aliou Sy toll ci fanweer ak ñetti at jamono yi mu ngi ci loxo police ba ca Kaffrine. Elimane Kane ak ONG Oxfam inspection du travail àdduna ca jàpp na ni ONG boobu fekk baax ca Grande-Bretagne amul sañ-sañu ko daal di ko dàqee ci kër ga ndax bu boobaa ak violation di kon wàllu ko jalgati ñeel article 8 bu constitution bu Sénégal lay doon article 7 na ko noonu bu convention collective ci wàllum xëy Lawbe Diagne ciy leeral. direction Oxfam Sénégal salfaañe na article 8 bu constitution bu Sénégal ak article bu convention collective nationale interprofessionnelle tàggat yu war a mën a tax ñu am autorisation licenciement ñeel ñu fay liggéeyee jaaralewuñu ko yoon rawatina xibaar yi ka yellool ak diggante personnelu bi fa nekk ñi soxla poste jot nañu am ab bataaxal bi leen di xibaar ni kii di Elimane Abikan demandam d'autorisation génn na waaye mu mel ni li tax ñuy wax lépp matandiwul bu ñu sukkandikoo ci inspecteur bu travail ba tey ci kàddug inspecteur du travail ku nekk wax lu la neex te dara du la ci fekk ak yoon bu war bépp doomu réew mi maanaam lii tax kii di Elimane Kane def ko ci ay génnam ci média yi jëmale ko ci politique ci loolu inspecteur bu travail war na bañ lu ni mel rawatina biñ fa liggéeyee wane seeni nakaar. jërëjëf Lawbe Diagne wàllu yoon moom ak njort gi nu ci amoon diggante ki nga xamante ni mooy imam Ahmadou Makhtar Konté bu Point E ak waykat bi di Wally Seck seeni mbir teeri fa dootul am ndax kii di Thione Seck wayjur bu góor bu Wally Seck ci janook taskatu xibaar yi démb xam leen na ni plainte boobee daanu ko ñoddi waat li ko mayee nag mooy tànk jàmm yoo xamante ni imam ulema yu Sénégal ci lëngoog Jamra dox nañu ko ci doonte imam Konté mu ngi leeral ne moom yabalul kenn ca la mu waxoon teggiwu ca lenn. ba tey ci xibaaru suba seeg RFM ñu waxtaanee wàllu wér-gu-yaram ak li nga xamante ni mooy taxaw gi nguur gi jógtee jëm ci ñi yoxo yi jotul ginnaaw yi ci wàllu lii di gratuité di ak maye ñeel paj moome ministre bi ñu dénk développement communautaire ak lépp loo xamante ni moo jëm ci yamale ci dundu askan wi Mansour Faye ci ngan ca Fatick xam le ne faw nag ak yëraat ñeel anami mayin woowee ndax gis ne daal bu nu ko daal di defee ca indiwuñ ci ak diir ci ñi ko soxla ak yellool dëgg jafe-jafe yi neen rawatina nag ba ci lenn ci njubadi laxasoo ci wàllu surfacturation monsieur le ministre Mansour Faye ñu teewlu ko ak Aminata Goudiaby. programme bi boo ko analyser aussi am na quelques jafe-jafe parce que am na ay dettes tudd ci 19 milliards dettes yooyu hôpitaux yi am nañ ci wàll mais aussi subventions yi am nañ ci wàll mais loolu bu ñu xoolee fu mu jógee bu ñu ko saytoo dañuy gis nañu am nay jafe-jafe déjà pour la facturation hôpitaux yi lu ñuy facturer maanaam méngawul ci lu ci ëpp prestations yi def yi boo xoolee aussi les mutuelles de santé nañu wax ni am na 676 mutuelles de santé parce que mutuelle de santé dafa am ñu war a viser ñu ci war a nekk ak ñu ci warul nekk loolu aussi il faut ñu seet ko mais bu ma jëlee par exemple l'exemple des 0 à 5 ans man sama doom mën a dem paju 0 à 5 ans gratuité alors que xëy na man yàlla may na ma loo xam ne mën naa fajal sama doom donc loolu il faut ñu xoolaat que donc il faut une loi d'orientation boo xam ni dañu mën a permettre ñu encadrer la couverture maladie universelle encadrer aussi le programme national des bourses donc loi boobu benn loi lay nekk ñu ngi ciy liggéey pour xool nu ñu ko mën a encadrer def évaluation globale pour que yooyu nga xam ne mooy les gratuités ñu mën ko encadrer par exemple mënoo am imputation di dem Sésame wala nga am IPM di dem Sésame donc wala nga nekk fonctionnaire di dem Sésame loolu il faut ñu waxtaan ci donc loolu dañu ko war organiser programme bi mën a jëm kanam parce que programme bu baax la. RFM Sport. tàggat yaram ñu ànd ak Abdou Diouf si ñëw. jërë ngeen jëf ci déglu bi daal leen jàmm ci seen xibaaru tàggat yaram yi dañu koy door rek wàllu Coupe d'Afrique des Nations 2019 gannaaw bi nga xam ne gaynde yu Sénégal qualifié nañu ca final ba ëllëg sa di woon démb daal dinañuy tàggatu juróom-ñaar ci ñoom ñi nga xam ne bokkuñu woon ci jongante ba seen digganteeg Tunisie ku ci mel ni Abdoulaye Diallo Pape Abou Cissé Saliou Ciss Moussa Wagué Diao Keita Baldé Moussa Konaté ak Sada Thioub ñoom ñoo nekkoon ci pelouse bu terrain annexe bu stade bu 30 juin fële ca Caire waaye nag ba yëf ya jeexee
janowu ñoog taskatu xibaar yi yëkkati kàddu suñu sukkandikoo ci suñu ndaw yu ñu yebal foofe kenn ci ñoom di Soda Thiam. gayndey Sénégal am nañu occasion ngir bind taarixu football seen génération bi am na lépp loo xam ne war nañu ko mën a am ngir mën a gagné Coupe d'Afrique des Nations. Sayer Seck moo ni waxee moom la ñu toftal ci njiitu fédération sénégalaise bu football moo jiite itam délégation bi nekk foofee ca Caire ñu déglu ko moom Sayer Seck ak Soda Thiam. ñàkk ci match officiel Afrique ren la door a am contre Algérie ci deuxième tour bi fii muy gulet ci ñeenti atu compétition doon équipe boo xam ne fii def na fii juróom benn match juróomi encaissé wul but qualifié na demi-finale malgré que loupé na ñetti penalty équipe bi nga xam ne ci équipe yi ëpp occasion ci CAN bi ci la ñu bokk donc may jàpp ne ñoom li ñu war a def ñu ngi koy def wane nañu li nga xam ne moom la ñu mën wane nañu xarañ li ci des nag mooy jublu ci final bi ñuy dajeek Algérie bi nga xam ne compétition officielle liñ ko ci gagné barewul comme on dit ñàgg mu ne ci baa lay commencé. justement Algérie lañu war a dajeel di équipe boo xamante ni Sénégal joué nag moom ci phase de poule yi ci joŋante bi ñu jëm nii naka la Sénégal war a taxawal nii. waaw mais xam nga même phase de poule yi bi ñu gagné dama jàpp ne bu arbitre bi doxaloon tëddee njaaxanaay xëy na Sénégal du perte match bi. comme nag loolu amul. perte nañu 1-0 kii bii revanche la donc ñun dinañu taxawaayu final coupe pour jouer ko pour gagner ko. Sénégal nag ci ñi nga xam ne ñoo doon demi-finale yëpp Sénégal rek moo ci gagnéegul Coupe d'Afrique. yàlla na yàlla suñu borom def muy gulet mais ñun dinañu taxaw fagaru defaru pour que vraiment ñu mën a taxawaay boo xam ne dinañu mën a andil Coupe Sénégal. final bi Sénégal Algérie ajjuma lay doon muy jongante boo xam ne ñaari sélectionneurs yi ci daje Aliou Cissé ak Djamel Belmadi ay xarit lañu waaye su weesoo loolu ñoom ñooy ñaari doomi Afrique yi nga xam ne ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk di tàggat ay équipe ñoom ñoo mujj dem kon final loolee tax ba ki tàggat gune yi Algérie di Djamel Belmadi di wax ne jot na nag ñu jox gëddul bu baax a baax te wóolu yi itam sélectionneurs yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Afrique ñu déglu ko. I think it's a great message that we send to our. di ay kàddu la yoo xam ni ñoo ngi koy digtal ñi nga xam ne rek ñoom ñoo ŋànk réewu Afrique yi di maanaam dirigeant yi Aliou Cissé xam naa ko joué doon nañu ab final dëkk nañu timit diirub ñeenti at a ngi nii mi ngi jiite li nga xam ni moom moo di équipe bu Sénégal di ca def lu am solo doy na waar daal joué ab final ak sama xarit yaakaar naa ni loolu dina tax kilifa yi bàyyi ci xel bu baax a baax maanaam gën a wóolu ndaw yi nekk ci seeni réew. They can think more about this and maybe trust some our young coaches. njiitu réew mi Macky Sall dootul mën a fekkee boobule final diggante Sénégal ak Algérie bay am aljuma li ko waral moo di faatuk démb njiital HCCT au conseil des collectivités territoriales Ousmane Tanor Dieng waaye njiitu réew mi nee na daal délégation bu am solo dina ko yebal foofe ca Caire mu toogal ko fa. Sadio Mané moom soo moytuwul du bokk ci jongante bu njëkk bi nga xam ne Liverpool dina ko amee ca championnat seen digganteeg Norwich lay doon Norwich mi yéeg ren ji gannaaw qualification ba ca final ba Jürgen Klopp dafa maye ñetti semaines yoo xam ne ñoom ñi nga xam ne Sadio Mané ak i ñooñam bokk ci yeneen équipe yi ci adduna bi rawatina Mohamed Salah ak ña doon football Copa America ca Brésil nee na daal ku ci nekk war nga mën a am ñetti semaines yoo xam ne mën ngaa bër noppalu soog a dem te ñetti semaines yooyee su ko Sadio Mané jëlee bés bu njëkk bi nga xam ne dina dem foofe mooy doon bésu match bi diggante Liverpool ak Norwich. fii la ñuy yem ak yéen ci seen xibaaru tàggat yaram yi jërë ngeen jëf ci déglu bi. jërëjëf Abdou Diouf Junior. ñu dalal Anna Rocha nanu ko baaxoo suba su ne chronique culture bi ci wàllu cosaan moom la ñu ci àndal soxna Anna Rocha. yi ñu ngi waajal juróom-ñeenteeli édition salon national des arts thème bi ñu jàpp pour édition bile muy art et question nationale lan mooy taxawaayu artiste bi ci biir plan Sénégal émergent ndaw yi nag lañ ci fas yéene génn fësal la Oumou Kalsoum lii teewee na cérémonie bi nga xamante ne ci la ñu doon installé comité d'organisation édition gile. juróom-ñeenteeli édition salon national des arts mu nekk benn jumtukaay buy dajale ay artistes yu ndaw bi li jumtukaay nag di leneen may ñu wonele seen ay œuvre buñ sukkandikoo ci jëwriñ ji yor wàllum caada ak communication créativité dafa war a méngoog ak li nga xam ne moo di mutation sociale yi Abdoulaye Diop. réew bi mu ngi am ay mutation yu rëy te histoire boobu ñoom ñoo ko war a transcrire ñan ñoo ko war a accompagner sur le plan culturel mooy suñu potentiel culturel boobu ñu am mooy suñu artistes yi ñu am mooy tous les créateurs yu nekk te créateurs yooyu waruñu rater le coche diggante l'orientation politique mutation bu ñu am ci dëkk bi. ci bile salon daañ fa amal ay exposition yuy may ñi nga xam ne ñooy artistes yi ndaw ñi ñu
wane seen talent Madjiguène Niang Moreau nekk directrice galerie nationale. dinañ def benn exposition aussi pour la jeune création dañu ko bëgg a permettre que ñuy bañ a wax rek ne lépp Dakar lay xewee 14 régions yëpp bokk jeunes yi nekk ci région yi aussi mën a ñëw confronté wu ak ñi nga xam ne ñoo nekk Dakar mën a découvrir d'autres talents d'autres techniques et d'autres expériences. Salon national des arts daañu ko amal ci juróomi fan jàpp ñaar fukki fan ci weeru novembre 2019 ci juróom-ñeenteelu édition bi nag li nga xam ne moo di xarale yu bees yi moom la ñu dugal ci programme bi. festival d'été bu Québec jeex na ñu doon amal ren juróom fukk ak ñaareeli édition bi bokk na ci festival de musique yu gën a mag ci Amérique du Nord ren ji nag amoon na lu tollook ñetti téeméer ci ay concert ànd ci ak ay artistes yu ci mel ni Salif Keita mbaa Ilam ki nga xamante ne moom mooy directeur artistique bu festival googule nee na mbëbëtam pour année prochaine moom mooy mu gën a am yeneen artistes yu jógee Afrique ñu déglu ko. On fait beaucoup d'artistes africains. door nañu sax di présenter ay artistes africains waaye nag ci jamono ji mën nañ jàpp ni ñoom ñëpp daal dañu concentré wu ci festival bi rawatina ci scène bi ci festival boobu nga xam ni ñoo ngi ko jagleel musique yu àdduna wërngal këpp waaye nag ñoo ngi xalaat ay artistes yu ci demee ni Alpha Blondy Baaba Maal Youssou Ndour ak ñeneen te ñu yaakaar ci dayoo boobu nga xam ne artistes yi am nañ ko daañu leen mën a yóbbu ci yeneen i scène yoo xam ne nii daal moo gën a yaatu. Concentre l'offre en musique du monde de ce côté-là mais rien n'est impossible. jaajëfal Mamadou Aïcha Ndiaye mi taataan yi lay kàddu di leen jaajëfal bu baax a baax yéen ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah.